salaamaaleykum mbokku internet yéen ñi baaxoo di seetaan seen page YouTube Ndayane Prod tey ñu dalal beneen artiste comédien acteur si troupe Génération 2000 donc Tanor Diop maa ngi lay nuyu di la bàyyi ñu nuyu internet yi ñu seetaan. ñu lay fay salaamaaleykum may nuyu d'abord ami et internet yi seetaan Ndayane Prod di leen wax ni man la Tanor Diop acteur dans Génération 2000. donc Tanor Diop da nga teg foofu solo bala ñuy présenté wu ñu bëri xam naa ne instant yi xamuñu dañ naan kii kàlla parce que xam na moom image bu clip bi image bu personnage bi ñëw sañ sa tey toog waxtaan ak ñoom damay ñaan sama technicien mu ngi benn vidéo bu ndaw sa extrait si yow ñu soog a ñëw si waxtaan bi. Argent, Khalis, il apporte le bonheur et le malheur. Quelle jeunesse! waa ana kersa ak ngëm ana lu tax doomu aadama war a wuute ak mala ñaata askan ñoo dëkk ci guerre te doo xam sax li ñu jote wala boog li waroon na nit ci nit ki moo rot te yëgu ko ay waay ñun jeunesse bi fuñ koy fore ku ci yàlla xiir ci diine moom da ngay mel ni ku ngëb ay xal soo bërewul sax ñu bëre dal ci sa kaw borom doole compte bloqué ñii xiif ñii di sàcc beneen xeetu jeunesse bi jàpp ci yàlla muñ. donc te ñoo ko seetaanandoo mu doon Tanor Diop jël rôle le fou si Génération 2000 mu doon rôle boo xam ne marqué na ñu bëri di si waxtaan ñu gis la Tanor le fou mu génn si di si envoyé message jeunesse bi message parents yi message état bi bàyyiwul kenn société bi yëpp nga laal rôle le fou bi noo ko dundee. waaw rôle le fou bi. vraiment damay am contentement bu baax ci jouer bi ma koy jouer en plus damay sentir ni maa ngi ci biir rôle bi ndax des fois damay romb ñu naan le fou dof baa ngi ne mu ngi ne may xam ni kon carrément maa ngi ci biir jeu bi te loolu sant yàlla la vraiment très important te tey am na ay acteurs wala actrices yoo xam ni dañuy bëgg a dund ci cinéma te boo leen ne kaay jouer ma rôle dof wala nga mel nen ni dañ naa la non romb lañ foofu alors que demeewul noonu. foofu laa bëggoon a ñëw parce que rôle dof wala rôle kuy des film d'habitude ñu bëri dañ koy ragal a jouer yow nga ñëw jël engagement wu te ku ne xam ne rôle fou dafa laaj comédie dafa laaj parfois aussi jeu d'acteur bu clair loolu noo ko dundee ndax da ngay soog a def cinéma wala yàgg nga si ba nekk si rôle bi à 100% ñu sentir ko si loolu. non man nag vraiment yàgg na maa dund cinéma depuis sama enfance laa dugg ci cinéma voilà nekk ci mu nekk loo xam ne daal sama passion la voilà. suba ak ngoon guddi ak bëccëg maa ngi ci cinéma voilà. baax na léegi rôle bi mën nañu xam exactement noo ko dundee début bi dafa mel ni métti woon na gis nañ ne tournage bi c'était facile au niveau de groupe équipe technique bi preneur de son caméraman yi peut-être sa déplacement yombul woon ak ñoom mais pour yow sa tournage dafa yomb ñu bëri dañuy toog ne sa tournage le fou dafa yomb dafa neex a tourner parce que dafay ñëw naturellement jàll quoi yow après noo ko dundee ak mbedd meeg sa famille ak sa entourage nu gisee loolu rôle bi. non des fois dafay métti pour nga tourner. ak boo solee tenue bi ba génn loolu dox bi des fois ñu lay taw des fois nga génn war a def dara privé bi ak va et vient yi action coupé yi day métti des fois day métti yow mi toog di seetaan mën nga ni kii de dof la lu mu def baax na alors que demeewul noonu da ngay jouer ñuy xool jeu d'acteurs yi paroles yi et tout ça lépp dafa nekk loo xam ne daal yombul vraiment mais sant yàlla. donc bala ñuy yeggali waxtaan bi damay ñaan sama technicien mu mayaat na beneen séquence yi sa séquence yi donc ñu soog a ñëwaat yeggali waxtaan bi. loolu mënul nekk war nañoo xool ñoom it ci lan la ñuy yëngu ak ci lan la ñuy dox te guddi ba guddi nañuy génn yor seeni saag ci njaayum drogue dong la ñu nekk waaw dañuy lëndëmtu ànd ak lëndëm gi seen lépp lëndëm waaye nag gis nga xale yu jigéen yi ñàkk jom weesuwul nga bàyyi fi ñu baax ñi topp ci xale yu góor yi boni ñoo leen di tardeel ci àll bi ñoo leen di guddeel ci àll bi fa la ñuy toog ba guddee ñëw fëgg seen bunti kër te li ma ci metti mooy kenn du leen tijjil ku dul seen yaay te dañ leen di encouragé naan ko gaawal balaa sa papa yeewu quel gàcce yaay ju baax fi mu aw la doomam war a aw bu teggi ko yoon
da ko war a teg ci yoon waaye nag Sénégal dëgg moom amu fi na seeni poos di am xaalis rek ñëpp lañ jënd ñëpp a jaay seen ngor. ñoo ko seetaanandoo donc toujours ñu gis la yaa ngi doon jël rôle dof yaa ngi véhiculer message yaa ngi waxtaan ak jeunesse bi yaa ngi leen sensibiliser mais dafa mel ni dañoo sentir ne ci doful à 100% parce que message yi ngay véhiculer dafa clair tellement net lu waral loolu surtout nga topp David ki nga xam ne mooy acteur principal bi tout le temps mel ni ku ko teg choc ñu bëri dañ naan doo fu peut-être agent secret nga commissaire nga et cetera loolu mën nga ñu si leeral. vraiment acteur principal bi moom dama ko sonal muy David dama ko sonal mais nag li tax ma sonal ko dama koy denc dina ñëw léegi incha allah deuxième saison bi di ngeen xam li tax man ma sonal David dama leen ko waxagul dama koy denc. kon daal mën nañu jàpp ne le fou lu waral message yu clair yi internautes yi di ñuy signaler kon si message yi dëgg la message yu clair yi muy wax waxi nit njaay la kon am na lu mu lal am na plan bu mu nas. waaw boo seetloo xam nga ci biir jeu bi ci samay parole des fois ma wax leen ni leen dof ci yéen waaye nit fa yàlla. moo tax des fois muy bëgg di lancer jeunesse bi xam nga suñu jeunesse instant bi dañoo nekk ci jamono yoo xam ne dafa doy waar. ci li may jouer ak action yi may def war naa ci mën a apporter sama jeunesse loo xam ni dañ ci gis seen bopp dañ ci yeewu tuuti di ci am dara lu ci yóbbaale. moo tax fu ma génnee rek damay bëgg jox leen dara ñu yóbbaale ci samay technique la bokk. donc ñu gis nga joué benn séquence boo aussi marqué na ñu bëri naan ndax da nga for lekk si mbedd bi def ko si ndox bi taa foofu ndox taw bi yëkkatiwaat ko lekk ko parce que ku ko seetaan image bi même ñi doon jaay à côté dañ ñaan ki dof dëgg la maa ngi gis image yi ñu lay daw lu waral loolu risque boobu nga def ko ndax mbëggee la wala lu ko la. voilà keroog bi may def loolu nag dama kontaan en plus bi may seetaan sentir ni maa ngi ci biir jeu bi en plus ma gis ni nit ñi ñi ngi daw wala ñi ngi tiit naan kii de naan na ndox mi wala lekk na lekk gu baaxul gi loolu mooy wane que ni ma ko joué ça passe quoi mi ngi baax te loolu laa ci jublu. waaw rôle bi pour wax vrai jàll na réussir boobu mais sa entourage ak génération 2000 acteurs yi ku ne xam ne génération 2000 gis nañ ne du ma ne ay nouveau texte Petite Côte bi nañ xam peut-être ay mannequin ay stars yoo xam ne peut-être xam ne nañ leen si dëkk bi sa tournage ak ñoom nu mu demee. waaw vraiment génération 2000 moom ñëpp ay borom baax lañ vraiment góor ñi actrices yi ak acteurs yi ñëpp vraiment ay borom baax lañ. dañoo ouverte bëgg nit dañuy waxtaan communiquer tout le temps joxante ay conseils entre frères et sœurs daal vraiment noonu laay dundee ak ñoom waaw ñu baax lañ. donc rôle bi gis nañu ba tey damay ñëwaat si rôle bi parce que dañu am na ku ma si envoyé message léegi dama si laajaat ndax rôle bi ñu la ko joxee da nga hésité wala da nga ñëw rek sóobu si. waaw rôle bi moom vraiment bi ñu ma ko joxee dama sawar pour sóobu ji. parce que c'est la première fois su ma ñëw nga jël rôle dof. non c'est pas la première fois voilà c'est pas la première fois mais xam naa ni. li ñu rôle fou bi li mu war a apporter à 100% mën naa ko jouer moo tax ma ni carrément nañ ma bàyyi ma jouer rôle dof voilà. am na solo donc suñu beneen question bi nga xam ne internet ñoo koy poser tout le temps rek moo ñu laaj la yow foo jëm ak David pourquoi ñu gis la tout le temps nga toog ko choc dañuy instri ko poser loo ko teg choc lan la sànq yaa ngi naan deuxième saison bi nga xëy leeral dañoo bëgg a xam ñun Tanor Diop le fou dafa dof carrément wala c'est un agent secret boo xam ne dañ koy yebal pour mu foyati. non loolu dama ko bëggoon denc mais il faut ba ñamal ci téléspectateurs yi tuuti parce que David boo gisee ba topp ko dafa nekk benn acteur principal boo xam ne dafa lëjle dafa solle dafa moom dëkk bi moom xale yi jigéen yi soo ko séenee ni muy def nga xam ni kii dafa osé moo tax dama ko may dara en plus deuxième saison bi dinaa apporter loo xam ni di ngeen ni kii le fou la wala du le fou maa ngi leen di wax nag ngeen xaar te xam ne lu diis gann dinaa leen ko indil te David moom duma ko may dara. waaw mën nañoo séntu ay suite yu garaaw si deuxième saison bi beneen facette si ki nga xam ne mooy Tanor Diop le fou peut-être si benn côté bu mën di doon mën nañ ko séntu. nañ xaar daal mën nañu gis lu nekk. ay surprise mi ngi ñëw voilà yu doy waar. donc yow looy wax sa waa kër ak fans yi famille yi doon seetaan ndax gis nañu ñu bëri commentaire dañ koy seetaan si page film bi daw ñu bëri dañuy apprécier le fou da ngay gis commentaire yi tombé ak ay kër ñooñu noo leen di wax ñooñu yëkkati cofeel ndax say parole sa kàddu yu rafet yi ngay yëkkati sa message yi nga xam ne yaa ngi koy envoyé jeunesse bi parents yi ak état yi ñooñu lan nga leen di wax. vraiment damay am contenté bu baax a baax des fois sama xol dafay tooy ndax dañ lay envoyé ay message partout ñaan yi conseils yi yëpp dañ ciy jot di la encourager di la dooleel pour nga gën a avancer ci kanam ñooñu vraiment aw ma seen fay dama leen di sant di leen gërëm
en plus sama famille mënoon na ma dugg ci art dugg ci cinéma ñu ni ma non fi nga teg sa tànk baaxul du foofu mais dañ may dooleel ñoom tamit di ma ñaanal surtout sama papa ak sama yaay voilà ñoom ñooy sama doole ji gën a wóor waaw chaque instant dañ ma ciy ñaax moo tax ma gëm ni incha allah rabbi day gën a neex te day gën a baax. donc ñu bàyyi Tanor Diop amoon mbégte dalal la fi nga xam ne mooy suñu plateau waxtaan ak suñu star du jour tey ñu dalaloon ki nga xam ne mooy Tanor Diop mu joué rôle lu fou bokk si star yu mag yi nga xam ne mooy série Génération 2000 marqué na ko si commentaire yi ñu bëri bu ñu toogoon fii présenté wuñ vidéo bi dañ ko xam ne su rôle bi nu mu ko jëlee engagement bi mu si am ak déguisement beeg jeu d'acteur bi mu si joxe macha allah donc ñu amoon mbégte dalal la bàyyi la nga tàggatoo sa fans yeeg ñu la doon seetaan ak ñi lay apprécier durant tout tournage bi. vraiment maa ngi kontaan di kontaan aussi tamit ci dalal bi ñu ma dalal tey le fou xam naa ñi ngi naan sañse beeg ndaanaanu gi le fou tey fu mu génn waaye tey nii laa def woon gars yi ni leen tey classique bi ak élégance bi David dàqu ma ko gars yi des dàqu ñu ma ko waaw ñoom Abdoulaye gars yi dàqu ñu ma ko maa leen dàqan ndaanaanu voilà leen wax ne nag ngeen xaar lu yéeme lu graw lu diis mi ngi ñëw scénario bi togg nañ ko ba mu ñor gars yi ñi ngi sur le terrain deuxième saison bi dina metti loolu te dina tàng loolu gars yi naan rang mi gaaw dina neex. Merci beaucoup. Merci.